laa jëm bokkul ak nga jàkkaarloo sa jëkkër ne ko suba dama bëgg a dem Thiès di xaar waaw wala déetam loolu laay wax man. ne me parle pas de respect comme si ku génn sa kër ne sa jabar ma dem Thiès te ñëw respecté woo ko arrête-moi ça. dama ne ku toog sa kër génn. gis sa jabar taxaw nga romb ko dem sa yoon. doxi ba ñëw waxuma loolu waxoo ko foo jëm kooku c'est pas du respect. loolu du respect. est-ce que da nga dégg ma xoo. non waay waxoo ko mais maa ko wax. waaw non da ngay xaar ba jot parole yow. arrête waay yow nga ñu jéem a yow yaay arrêté yow. parce que yow kii wax affaire l'islam man ma lay intervenir nga bëgg a wax. yow yaay arrêté yow benn parce que yow yaay insinué loo xam ne yaa ci tontul sa bopp. non yow j'ai jamais dit nga génn romb si dem sa yoon. j'ai jamais dit ça. mais boo ko waxul man dama jox kii exemple nga ne bul ñu wax loolu ñu waxul bu ko waxul nag man maa ko wax parce que dafa joxe benn parti bu l'islam wax parole yow nga wax ko ëppoo ñu làmmiñ de da ngay xaar boo ñu yuuxu xamal loolu sa parole yow ak sa mbuso j'ai envie de dire yow yaa ma ëpp làmmiñ parce que li ngay wax yow yaa ko waxal sa bopp non parce que bi kii bi mu waxee loolu tax intervenir bi mu waxee loolu si l'islam tax intervenir non doguma ko yow yaa ko dog arrête yow yaa arrêté yow on ne parle pas de respect papa xamoo promoteur on parle de yëgle ak tàggoo lii mu wax sañ na ko te kii li mu wax ndaw si sañu ko waaye kenn waxul loolu am déet loolu la Mohamed wax kenn waxu fi loolu dama ne li kii wax waa ji sañ na ko l'islam ànd na ci ak moom c'est tout li kii wax ndaw si sañu ko te l'islam je suis désolé bi yàlla na toog leen ci waaye boo désolé yàlla nga désolé kan mooy génn këram rek ngeen noonu dem soo mel ne xar bu dem désolé nga may xay kan mooy def waaye su ko nekkee ñu bañ a arrête y a 400 000 hommes yi koy def arrête waaye non waxu yow arrête yow xanaa ci nga lu wax lu am dañ koy wax mu neex la naqari la lu am dañ koy wax tu n'es personne li am dañ koy wax ñi koy def nag ci bokk yow on n'a pas parlé de ça. maa ngi ñëw ci yow. je suis désolé. d'accord merci beaucoup Prosper Dieng. merci beaucoup jërëjëf ayca soufflé. ñu kontaan. su ko neexee mu dem te du tàggoo. te ndaw si su ko neexee dem ci Moussa du dem te tàggoo. tàggoo par la force la déedéet. Aïcha Maya. écoute la tàggoo par la force la. waaw ndaw si waaw. waaw maa ko waaw. soit galant ak wax na dëgg ndaw si su ko neexee génn kenn tàgguwu la loolu mooy galante. kaala la du musoor. loolu mooy galante. kaala la génn kenn du la tàgg. c'est la galanterie ça. waaw on écoute Maya Prosper. c'est ça la galanterie. noppi bàyyi ñeneen ñu wax. waaw yow moom yaa war a noppi ba sa tour ñëw. yow yaay noppi yow. daa ko ñu yuxu de. voilà parce que boo noppiwul man du ma noppi benn. muy leer nañ nag. fii ba 2 heures du matin. waxal ñu ñaari. waaw léegi yéen ñaar noppi leen déglu Maya. c'est bon. mariage du benn. dëgg la du benn de. dëgg la d'accord naa du benn. par contre benn période la bu importante boo xam ne ca la lépp di c'est un élément déterminant boo xam ne tax na mariage réussir parfois tax na mariage échouer parfois ci kaw dëgg lal ko moi je me dis que ci labat ga dañoo war a dëgg daf ko war a lal. même bu dee yow da ngaa rouge tu montres que toi tu es rouge ku jigéen ki bu dee daf la bëgg ci rouge boobu mu sëy ak yow ba yow dans l'avenir soo demee ba rouge ba gën a bordeaux sax daan il m'avait déjà montré du rouge par contre li may dàq mooy yow nga jaune ba ca mariage ba nga jékki-jékki rouge bu boobaa soxna si réaction bu mu def day wax dëgg parce que yow yaa ko tooñ donc moi je me dis que da ngeen a war a waxante dëgg daf ko war a lal dëgg lu mu metti metti da nga koo war a wane bu dee yow choqueur nga par exemple nga wane sa choqueur boobu ci labat gi ku jigéen ki xam ne yow nii nga mel ba nga xam ne du am benn surprise su ngeen demee ba ci biir mariage bi moi également je me dis que Sénégal góoru Sénégal du ñëpp nag mais am na ñoo xam ne labat lañ gën a mën labat ga day neex Safia labat ga day saf suukar ñu def ca lem def ca lépp alors que au fond c'est du piment mais piment la boo xam ne dañu jël lem def ko ci kaw c'est-à-dire que tromperie la dañ laa nax ba takk la labat ga day neex ay chéri di dàqante ay mon amour di dàqante chaque week-end ñu yóbbu le restaurant yeete gi day neex chéri tu as bien dormi c'est-à-dire que yow on te fait vivre benn rêve boo xam ne yow ku jigéen ki danga naan man daj naa ci góor gi gën ci góor yi ndekete man dama doon fo rek ndekete kii moo gën daal ci góor yi nga dem ba mu takk la nga dem ba ñu takk la wan la leneen nga dem ba ñu takk la ñu wan la leneen c'est-à-dire que il passe de A à Z day jékki-jékki jaune jékki-jékki dem ba verte la fille elle comprend pas elle va se dire mais man du lii la ñu ma wanoon effectivement dañu laa nax et bu dee yow ku jigéen ki yow loolu mënoo koo muñ nga jël décision ni da ngay génn ca sëy ba ñun la bëggoo sëy mais bu dee dangaa xeex ak sa xol nga toog ca ce qui fait que mariage bi dafay naqari da ngay muñ loo xam ne c'est pas toi parfois ca labat ga ku góor ki parfois nga daje ca góor yu rusé ngay jàng
am na nu muy demee ñoom ñooy jël sa xaalis ñoom ñooy jël seen xaalis fayal la parfois ñoom ñooy jël seen taal seen oto yóbbu la nga jàngi di la nemmeeku góorgóorlu bu baax ci jàng bi di la encouragé nga dem ba ñu takk la ñu xëy su ba ne la non da ngay arrêté si jàng parce que man takkuma koo xam ni dafay jàng man damay takk koo xam ne dafay toog sama kër géreel ma sama yaay géreel ma samay sœur wala toppatool ma samay doom on te dit bah tiens non on n'est pas d'accord parce que bu doon da nga kaa wax tout au début man ma xam loolu dinaa xool ba xam dama cay dugg wala duma ca dugg waaye yow nga nax ma ba ma dugg ci biir sëy bi ba pare nga bëgg a changer pour man loolu c'est injuste à l'égard de la femme parfois également duñu la ko wax de façon brute de ne la non da ngay arrêté jàng bi mais lañ lay yen moom nga dul attan ba yow am na nu muy demee da ngay arrêté jàng ba c'est-à-dire ñu yóbbu la par exemple ci kër famille nga fay sëy nga war a xëy suba 8 heures dem jàngi sa goro ne la sa ay bi kan moo la koy toggal wala yow sa ndab bi kan moo la koy raxasal effectivement sa doom gi kan moo la koy téyel nga ni damay wut noonu ñun la kër gi jànq du fi teg tànkam yow mii la ñu jël yow yaa fi sëy yow yaa war a def lépp c'est-à-dire que même suñu la bàyyee nga jàngi nga ba wàcc peut-être que da nga soxla noppalu tuuti wala ngay réviser say cours ñu jël tegal la paanu fóot wala tegal la ne la sa reer bi da nga koy togg wala ñëwal defal ma li c'est-à-dire que terewuñ la jàng bi mais tegal nañ la ay situation aux alentours yoo xam ne daf lay empêcher nga jàng daf lay empêcher droit d'aller travailler mais devoir yi ngay bàyyi ci kër yi aussi il faut nga matal foofu laay ñëw effectivement foofu laay ñëw des fois également maa ngi ñëw foofu noonu des fois waaw d'accord des fois également ñu ni la ok te digg ak yàlla kañ nga gëj a nañu arrêté jënd machine yi alors d'accord te digg ak yàlla kañ nga gëj a sumb fóot sumb fóot waaw maanaam teg lu bëri daal di ko fóot dama ne kañ nga gëj a sumb fóot là on parle de moi ndeem mës nga koo def mais là léegi mën nga si ok des fois papa ma ñëw sumb fóot yow dama ne Maya kañ nga gëj a sumb fóot nay leer barki démb rek barki démb nga xëy mais kaay ñu waxtaan papa da nga maa posé question bàyyil ma tontu la papa da nga maa posé papa da nga maa posé question mën naa laa tontu boo xam ni dëgg rek moo koy laal papa waaw da nga may déglu nag da nga may déglu da nga maa posé question papa dañoo nekk ci jamono jogoo xam ne pour bañ a naxante jigéen ñi sëy ñi ngi nekk seen télé di ma seetaan am na ci ñoo xam ne am na yëre yoo xam ne mën nga kaa jox fóotkat mais am na ci yoo xam ne doo ko jox fóotkat yaa koy fóotal sa bopp sa yëre jëkkër yi nga xam ne ay dessous la ay sous-vêtements yooyu yaa koy fóotal sa bopp loolu mën nga kaa fóotal sa bopp fóot la mais am na ci yoo xam ne su la neexee si tu as les moyens mën nga kaa jox looy rafetal machine bi mu fóot tontu naa la nee naa la am na ci yére yoo xam ne su la neexee mën nga kaa jox fóotkat am na yoo xam ne kan nga gëj a xëy jël póot mi sumb ko ba gi démb fóot naa papa waaye la ma fóot nag du ma la ko wax papa la ma fóot du ma la ko wax mais bàyyi ma àggale sama raisonnement bàyyi ma àggale sama toujours nay neex c'est pas éternel daa war a neex c'est pas éternel day neex bàyyi effectivement nay neex d'accord donc may continuer également ci li may am na ci ñoo xam ni dañ la naan bañu ma jigéen buy liggéey au contraire damaa bëgg sax ngay liggéey pour mën ma jàppale ci kër gi ci labat ba de na la waaw da ngay góorgóorlu yàlla am na nu muy demee am na góor yoo xam ne ñoom ñooy dem di la wutal liggéey ñoom ñoo lay booleeg ak ay say nit di la wutal ay stage mais suñu la xasee ba takk ñoo xam ne yow mi yaa ngi xëy suba di sañsee di dem di liggéey di yëg di wàcc ñu commencé am benn genre petite frustration ñun la da ngay bàyyi liggéey bi pour man loolu c'est injuste parce que parfois tu travailles pour t'aider pour aider ta famille parce que ñun ay jigéen lañu xëñ na du suñu jëkkër yi ils sont très importants mais am nañ aussi famille am nañ yaay boo xam ne mi ngi yaakaar ci ñun am nañ tante boo xam ne xëñ na amul doole mi ngi yaakaar ci ñun ainsi de suite du coup moi je sais injuste nga ni sa jabar bugguma ngay liggéey au nom de quoi est-ce que yow 500 000 francs yooyu muy fayeeku la 200 000 francs est-ce que fin du mois da nga koy dox bu doon da nga ko ne d'accord bu liggéey léegi sa salaire ñaata la mun la 200 000 nga ne ko d'accord chaque fin du mois je te donne 200 000 mais nga toog et tout loolu on pourrait comprendre mais yow nga ne ko bu liggéey et la fin du mois tu lui donnes rien yaayam su xiifee kan moo koy dundal doomam tey ji su manqué couche wala dara yow am fekk yow amoo xaalis ñëpp xam nañu jamono dafa metti kan moo koy mottali du coup mais fan lay excessifé fan lay doyee waar jigéen bi nga xam ne bàyyi nañ la nga liggéey nga mel ni benn maya xaw a ëppal tuuti
ci naka mooy yow nga jël sa àddina yëpp def ko ci liggéey fàtte nga sa jëkkër fàtte nga sa doom fàtte nga sa famille yow tu travailles de 8h jusqu'à 20h soo ñëwaatee ci kër gi taloo def dara sa kër donc moi je me dis que am nga droit liggéey di nga liggéey mais say obligation yi nga xam ne moom nga am ci biir kër gi également dangaa war a def tout ba def ko donc am na jigéen góor yoo xam ne ñi ngi tere seen jabar yi ñuy liggéey parce que tamit ci yenn comportement jigéen ñi la en quelque sorte parce que dañuy démissionner ci mariage d'accord nañu jox parole bi coach Moussa mais en attendant ñu fàttali leen que bu ngeen woote au 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 coach ñu bàyyi la kàddu gi. voilà Sophia il faut que ñu dellu ginnaaw tuuti xam ni muy diine bu mën ci doon wala lislaam ni ñu koy waxee du soppeeku ba mu kaay fu mu toll day méngoog jamono te suñu sëriñ bu baax bi da doon wax góor du soppeeku te góor ak jigéen ñi léegi ci labatande bi dañuy naxante ku ci nekk yaa ngi nax sa morom pour gis li nga bëgg te bu ñu fàtte ne sëy jant la ak naaj si labat bi mën nga ne yaa ngi seen jant bi waaye boo nekk ci sëy bi naaj benn jàmbaar dëgg moo fay toog effectivement des fois damay dégg ñoom Alimak Cheikh di ko wax dige bor la ñàkk ko jëfee wor la soo ko jëfee di gor pourquoi ngay ànd ak nit ki muy jàng nga ne ko dinaa la fayal jàng ba mu dem ba yegg fi mu war a yegg nga takk ko nga ne ko di nga ko bàyyiloo jàng bi ndax day sëy foofu góor gi fote na ku jigéen ki aussi nan lañ lay takkee ñoom Benoît ak ñoom Mohamed ñëpp di daje nga ni non dootoo dem si ñoom Moussa dootoo dem si ñoom Prosper pourquoi grand place bi waa problème yooyu yëpp di ñëw li yéen a ko wax léegi lu nuyoo woon ci ngoro li feeñ na ci sëy bi mais bu ñu fàtte ne lépp loo gis ci wàllu diggante ñaari bëggante muy comme ni ko Mohamed waxee même xarit sax dëgg moo ko lal mais booy ñëwee di seet si Sophia am na heure yoo xam ne boo koy labat di ko seeti du bëggee nga fekk ko ci yenn anam yi waaye bu ngeen séyee di nga xëy nga gisee ko ci beneen anam boo xam ne yaa koy defar loolu lépp esprit de dépassement la ak grandeur nature buy nekk ci nit pour mu mën ko xam donc bu ñu naxante bu ne dama bëgg Sophie rek su may ñëw dinaa la fay sa jàng su may ñëw indi saagu ceeb di naana nii lépp mat te boo ñëwee sama kër loolu doo fa am loolu du yëfi gor kenn ku ci nekk li nga diglante woon ak sa morom bu ngeen sëyee da nga koy def mu continuer mais aussi bu ñu fàtte ne labat du sëy benn presse wax na ko léegi góor du tàggoo dafay yëgle amul fenn góor gu naan damay tàggu sa jabar kenn du ko soxna au contraire kenn du ko tàggu maa ngi dem nga damay dem bërëb sàngam mais est-ce que ma dem wala danga may bàyyi ma dem amul je suis entièrement d'accord avec lui mais bu dee soxna da nga naan sëñ bi kat dama bëggoon a dem ñu jox la paas wala ñu ne la toogal waaye nag ci xel nit ku mat balaa ngay génn di nga ne sa soxna maa ngi jëm bërëb sàngam. absolument loolu moom ñëpp d'accord nañ ci oustaz wax na la ko léegi jigéen bu génnee sans ndigalul borom këram buy dem ba muy del si dañ koy bindal bàkkaar góor bu génnee dem di ñëw kenn ko bindal bàkkaar fan ngeen mës a gis tàkkusaan jot ñu ne Modou ñu ngi koy may faatu amul kenn du ko muur jigéen la ñuy maye mosuñu maye góor am na loo xam ne droit absolu la yàlla moo ko jox góor ñi am na loo xam ne droit absolu la yàlla moo ko jox jigéen ñi bu ñu nax suñu bopp ci diine boo mën ci doog bu dee lislaam la oustaz na delluwaat ci sóoratul nisaa yi wala mu dellu ci sóoratul Maryam wax na fi buyutukunna jeex na tabarruj tabarrujal jaahiliyatul ula yàlla jigéen ñi la wax waaye waxul ak góor ñi waxul ak góor ñi bu ñu nax suñu bopp am na loo xam ne cëru góor la am loo xam ne cëru jigéen la jigéen yàlla moo ko jox cër boobu li ma waxoon dinaa ko waxaat du ñu toog ba 1974 ay droit de la femme naan nañ jox jigéen ñi cër bi jox lañ cër ba la jox la loolu moo ko indi ak émancipation de la femme bi am ak modernisation léegi nag adduna modernisation am na sëy day changé l'islam du soppeeku ba mukk mais fu mu toll day méngoog jamono mën nañuy nekk ci kër yi jënd machine à laver yombalal jigéen ñi liggéey bi mais am na loo xam ne rôlu soxna la am loo xam ne loolu borom kër la kilifa dëgg bu ne asalaamaaleykum na suñu góor ga kenn du wax may leen ko mu wax asalaamaaleykum tàccu ngay dégg suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waaye may leen ma wax waaye may leen ma kilifa du def noonu léegi nag fit ñu yóbbu ak jigéen ñi droit bi leen bëgg a jox am nañ ko yàlla moo leen ko jox bu yàgg am na ñaari saar Nisaa ak Maryam jigéen yàlla jox na ko cëram ba bu dee borom këram la sax ñu koy denc dinaa ko waxaat doo taxaw ca ndigg la ca bopp la imam bi di taxaw ndax cër bu jigéen am kenn waxul ne jigéen ñi joxul leen cër mais jigéen dafa am lu mu moom góor dafa am lu mu moom nañu respectante kenn ku nekk jël li nga moom ba ci kanam. ayca Ben.
waaw Safia fi may démarrer pour ma protection et pour la protection de ma famille su may génn sama soxna dina xam fi ma jëm. kooku c'est tout le monde pour ma protection et pour la protection de ma famille. yow noppil bàyyi ma wax. c'est tout le monde benn. arrête mënuma commencer nga nekk fii ay c'est tout le monde affaire yooyu. non y a rien d'extraordinaire ce que tu dis là. dama ne. y a rien d'extraordinaire de ce qu'il dit. s'il y a pas rien d'extraordinaire nga noppi tëju. non du ma noppi de. waaw déglu ma ba ma du ma noppi. waaw. dama la koy avertir léegi li ngay wax nii c'est terre à terre. dama ne loolu ñëpp dañu koy def. écoute sois galant sois un homme. sois attends Prosper Dieng. nee naa dafa mu s'il te plaît nañ ko bàyyi mu introduire moom itam d'accord. merci sama sécurité. ak pour sama respecter sama soxna. su ma xëyee sol sama dàll le matin fi ma jëm dina ko xam. kooku ñëpp la. beaucoup de choses peuvent se passer derrière moi. bi may dem waxuma ko dara. am na jigéen yoo xam ne boo génnee waxoo leen dara am na lu ñuy téye. mais boo ko ne maa ngi dem tel bërëb sàngam sa doom am lu ko jot si ginnaaw dina yëkk ci téléphone ne la kat nijaay wala kii fii kat am na lu fi xew pour sa protection man li l'islam wax kenn mënu ko teggi mais dama ne l'islam bu joxee ay jigéen góor cëram ne jigéen balaa muy génn day tàggoo on est parfaitement d'accord mais nangul leen tamit góor y a beaucoup d'hommes yoo xam ne du ñu def li ngeen di def. am na jigéen yoo xam ne elles sont en train de souffrir parce que du ñu xam fu seen jëkkër nekk du ñu xam fu seen borom kër nekk mënuñu ko xam loolu moo tax may ne bu fekkee l'islam may na la góor l'islam waxul benn góor booy génn sa kër bu la neexee rek génn frapper sa porte dem. personne ne l'a dit juste un exemple. personne n'a dit ça léegi may wax benn affaire dans la vie. man sax damay tëb affaire u loo bëggul labaat damay tëb affaire u labaat. léeg-léeg nga dox damay ñëw tugg jëm parce que labaat ak sëy du benn. labaat ak sëy ñëpp xam nañu du benn kooku jarul sax ñuy toog ne booy labat ñu lay dégg ñu lay kii affaire non foofu moo am importance su parent naka ngay téyee sa doom bu jigéen. et man je dis à tout parent. mënoo ko yëgal lépp de. jël leen seen doom yu jigéen yi ngeen ëmb leen yóbbu leen ñu jàngi ba am li nga xam ne dañ ko war a am parce que dans ce pays y a des hommes yoo xam ne ils manipulent les femmes parce que xam nañ ne femme boobu jàngul. femme boobu mënul dem liggéey femme boobu mënul dara la femme dépend que de lui waxuma nag góor yëpp mais am nay góor yoo xam ne bu ñu xamee loolu si jigéen tu es foutu yow seen esclave ngay doon luñ la wax ngay def luñ la waxul doo ko def loo ñu bëgg ngay def par force te loolu je dis que dañu nekk si benn société même ku bëgg sa réew waroo xool jigéen au 21e siècle nga takk ko ba pare ne ko xam nga lan la fi mu nekk nii daal sa jàng bi nga doon def da nga koy arrêté kooku je dis que c'est méchant et ça n'avance pas la société. mais loolu on n'a pas dit ça. non damay. mais y en a qui font ça c'est le thème de l'émission. ci thème bi quoi. man dama dugg si thème bi carrément am na góor yu koy def góor yoo xam ne seen jabar day jàng am li saa am yëpp ñu ne ko doo fi dem génn mënatoo jàngi mënatoo dem liggéey parce que dama bëgg nga seel ma si kër gi. est-ce que dinañ warlu ak li mu waroon am dinañ ko matal. mais Ben s'il a les moyens. matale. s'il a les moyens est-ce que. s'il a les xam naa fi nga jëm jabaram bu mu liggéey. s'il a les moyens. tu es appelé à prendre la retraite. te boo retraité dañ lay fay sa ay dû yu nga xam ne da nga ko liggéey ñu daggala ko. sëy. yàllaa ko wax de moo tas la njëkk signé. léegi boo ko bàyyi noonu loolu nga tas. comment tu vas te retrouver yow. maanaam fin bi daal li papa naan en toute chose. comment tu vas te retrouver yow en tant que femme. moo tax ma ne y a des chefs de famille li Maria wax sànq sa far ki lay labat di lay fayal jàng man foofu je ne cautionne pas parce que un parent war nga xool sa doom bu jigéen fi muy jëlee xaalisam di koy fay pour dem jàngi ndax sa poche la génnee wala si poche yu keneen. parents yi d'accord yaa ma dégg man duma parent yooyu je parle des parents responsables. man je ne parle pas du négatif je parle du positif je suis un parent j'ai une fille dinaa xam man maa koy fayal wala ndeyam moo koy fayal dinañ xam fan la kii fayee jàngam fan lay jógee je ne serai pas là à la maison toog fi dem na jàngi ñëwaat na kan moo koy fayal xaw ma ko non là c'est pas un parent raisonnable. donc un parent tu dois surveiller sa doom ki koy labat ak ki mu nekkal quelles sont les relations yi nga xam ne loolu mooy méngoo ëllëg nga xam ne kooku du ko mën a tere dara parce que man je ne vais pas investir sur mes enfants. un beau monsieur jógee fële ñëw ne ko écoute jàng yi day coupé ah écoute sa liggéey bi day coupé te ce même monsieur bu fekkee mu am sœuram boo xam ne elle est bien placée dans le gouvernement moom mooy taxaw si bopp koñ waaye xam nga Fatou Seck yow ministre bi mais c'est ma sœur di ko tiitaroo il est content mais mu jël jabaram bi nga xam ne moom la jur ne ko non yow écoute toogal rek pour séer ma wala demal Bambilor si kër maire bi nga toog fa jàppale leen bàyyi man ma rafet c'est un exemple rapidement donc je dis man dama waxul ay diggee dama waxul ay yow
nga nekk góor di labat di koy ne non bu ñu kiyee dinaa la bàyyi nga liggéey loolu moo warul am communication sa njëlbeen bu fekkee xam nga ne góor bi yow fi mu lay yóbbu demoo fa dagg ko si njëlbeen parce que je crois que sa avenir ak say avenir u doom ak say avenir u parent tamit dépend à toi sometime des fois nit dina bëgg a jigéen day bëgg a jël aleelam defaral papam ak yaayam parce que kat nee nañu kii ñii dañu sonn si man tu ne peux pas toujours dire à ton mari mais donne-moi de l'argent je vais aider mes parents à faire yooyu mais loolu mënul nekk da lay mujjee jéppi sax loolu mënul nekk donc en quel but le góor war a toog ne yow sa jabar waroo fi liggéey waroo dem jàngi man je ne peux pas man loolu mun ma ko cautionner si këru àdduna même bu fekkee l'islam may na la ko yow en tant que góor xalaatal ne kii am na kat ñu ko indi si àdduna am na lu ñu def si moom am na lu ñu investir si moom du fayantu quoi mais communication dafa am l'autre fait bu la neexee ne sa jabar am na ay relation yoo xam ne je ne veux pas loolu am nga droit wax ko sa jabar nga waxtaan ak moom nga ne ko kat gis naa kii lii ak lii ak lii ngeen waxtaan si ba mun a la xam nga lan la nii ak nii mais pas avec force bul gis sa jabar ànd ak benn copine am pendant 30 ans yow nga ñëw en tant que góor takk ko rek ne ko écoute relation bi day dagg dina metti ah. su fekkee nga gis ci lu la neexul. dina metti non damay wax rek xamul tax ma ne dina metti parce que nañ ko waxante te dee am na sa yenn xarit li ñu lay defal billaahi am na sa doomu ndey ak sa doom ñoo xam ne yéen a bokk ndey ak baay bi ñu la ko defal. dëgg la. donc kooku boo naree dagg relation boobu immédiatement ak kooku dina nekk loo xam ne day metti si moom. mais ça dépend benn ça dépend d'accord naa. xam ngeen saa nga nekk jigéen sa meilleur ami nekk góor. day am ci société bi loolu moom. non mais day am. léegi ton mari dafay am léegi ton mari. sa meilleur ami nekk góor. waaw mën na nekk si. ça arrive am na. ça arrive. ça arrive mais quand tu cautionnes tout. voilà non loolu nag su boobaa. c'est ça. loolu nag su boobaa day dépendre sa jëkkër ban grandeur sa jëkkër ban responsabilité ak ban kii nu mu tudd si sa jabar ak ban confiance nga am sa jabar. parfaitement pour accepter ko. d'accord parfaitement. non man bul ma laaj man ne bul ma laaj si man bàyyi ma continuer. sa soxna ndax mën nga ko wax parce que je ne parle pas de moi je parle. ma ne kooku ma la ko tontu. mais wéeru ko sa bopp. wéeru ma ko sama bopp yow wéeru ko sa bopp. gis nga ni mu diisee. wéeru ma ko sama bopp. yow nga ne mën nga ko yow. parce que dama ne. maanaam sa soxna. ma ne li ma wax dafa am. meilleur amem nekk góor. man tontu naa sama bopp. ma ne tontu loolu bu relation bi commencé man tontu naa sama bopp xam nga laa ma ne am na kay am na ñu ko mën am na ñu ko mënul. yow laa laaj ndax mën nga ko. coach. du ñu personnaliser débat bi mënoo ma bàyyi xanaa mënoo cee génn yow. mais da nga ciy génn personnaliser le débat quand même. mën nga ko non kenn du personnaliser. wala mënu ko ay toogal ngir yëf yi mbubb la natt ko sa bopp doo ko solal keneen. ndax mën nga sa soxna am xarit bu góor. Safia di dugalante génnalante. waaw non yow daal vraiment non quoi yow mënoo ma bàyyi. Safia dama ne góor. loolu am na loolu ça existe qu'on se dise la vérité di nga gis jigéen boo xam ne meilleur xaritam góor la on n'est pas là pour parler de nous-mêmes. dama ne di nga gis on n'est pas là pour parler de nous-mêmes. ko dëggal gune yi di ko dégg di yaakaar ne dëgg la. yaa ma dégg dama ne yëf yi mbubb la. dama ne góor natt ko sa bopp ba pare doo ko solal keneen. yow natt ko sa bopp yow da nga koo nangu yow nga ne lan yow moom natt ko sa bopp nga ne sama soxna man bàyyil kooku xam naa gis naa ko xam ko may muy jël góor di ko def meilleur xaritam. te man ma nekk kenn waxul loolu de. non waxul la loolu de. yow dégguloo. ça dépend ci logique bi. ça dépend ci logique bi de. loolu la wax kii ba prospect kii waxul loolu. waaw loolu la wax waaye kii xanaa kii lu ko dal. loolu la yow ñemewu la. man xam nga li ma dama laa ñemewul. xam nga li ma ñemewu koy daw du yow su laaf bi tàngee nga daw yow. man xam nga li ma yow man j'ai pas compris waaw. waaw j'ai pas compris moo tax bugaan. nit ko ànd ak nit 30 ans. j'ai pas compris moo tax bugaan teg ma fii du ma ngi j'ai pas compris. moo tax bugaan teg ma fii. dama posé question bu am importance. ma ne kii du nangu. foofu ça dépend. yow de l'homme de l'individu. góor di nga xam ne fan la dëgg natt ko sa bopp bala koy solal keneen. point j'en passe. soo léegi li si des nekk góor. bu fekkee da ngeen dem ba nekk si couple. sa jëkkër di lay tere benn affaire mu leer na la daf koy tere parce que pour protéger la loolu bàyyil mais en ce qui domaine professionnel ay doo liggéey ay doo jàngi kooku duma musa ànd si këru àdduna góor di koy tere jigéen tu vois des femmes ndeysaan dañuy daw nekk GP avant ñuy xam ki leen takk waa ji takk leen rek ne leen écoute sa GP bi kat day metti dem bi dootu demee noonu et cette femme si loolu la yaakaare woon pour dundal boppam pour dundal sa famille loolu qu'est-ce que tu vas faire nga tas Sophie joxe na exemple am nga tas yaa ma dégg Sophie joxe na exemple am continuer sa GP loolu laay wax c'est tout loolu laay wax ne que il faut que tamit des fois
demal da ngay tas nga continuer sa GP. il faut que des fois nga dem. boo waxee mais le problème c'est que les gens mënuñu déglu. parce que yéen ñëpp boo naree waxante. parce que c'est impossible pour gars parce que boo demee rek nga ñëw. boo demee rek nga ñëw nga gis kooku ba léegi loolu confiance lay demee parce que tu vois de nos braves femmes yoo xam ne dañuy commerce di daan seen doole di jóg di dem ñu jékki-jékki am ku leen takk rek ne leen xam nga lan la sa commerce bi nga doon gagné sa ay millions yëpp toppatoo ma ko da ngay toog donc loolu je veux dire que jigéen ñi bu leen dara jaral si këru àdduna góor tere leen fi nga xam ne foofu la seen foofu la seen gagne-pain nekk bu leen ko benn góor jaral. góor ñi bu leen dara jaral ci këru d'accord merci Ben. sa soxna di am xarit bu góor. d'accord wala di wër di lambar Oustaz Mohamed dañ lay déglu jël téléspectateurs yi nekk si serveur bi. la ko dara jaral. wax ñu naa ngeen ko di jël léegi sànq donc mun ngeen composer. Sophie ci njëlbéen gi dafa am loo xamante ni wor la mooy ñaar bu ñuy bëggante am ñoom ñaar baat yu ñu waxante man kat damay liggéey bi ndax d'accord nga ci sëyagul ñoom ñaar. mu ni d'accord naa ci ñoom ñaar ba ñu signé ci xel ñu départ dem ba ci kanam waa ji ni ko liggéey kat arrangé tuma baatoor dugg na ndax wa isa waada axlafa wa isa utum min na xaana xadis la bu yonent bi wax mais quel que soit alpha dama la wax ni la jigéen ci biir kër góor du tàggoo day yëgle d'accord loolu soxna si kat damay dem bërëb sàngam xam nga lu tax pour ku may seet maa nga fa wala bu dara xewee dootul orma donte góor am na sañ-sañ bi waaye ki nga bàyyi ci kër gi bàyyi ko xel dafa di farata booy génne ni ko Aïda Alima mun la bayk nga ne ko maa ngi dem gin gi neew ñëwaat wala maa ngi dem Thiès day tax bu fa sa yaay jaaree ci ginnaaw gi mu ni ko diw kat dem na gin gi neew wala dem na fenn waaye sa yaay ñëw di la laajte mu naan ko xaw ma fu mu dem day ñax-ñaxal mais dama lay wax ni la amul kii kat xaritu ami d'enfance am la Alima xam nga lu ma mënta nangu mooy ku góor kii kat sama xarit la sëyuma ba ma sëy ñun ñaar mais leer na ma ni waa ji kat sama jëkkër daf koy déranger du ma bàyyi xaritoo boobu muy dem mooy dëgg mais boo fekkee xaritoo bi am 30 ans. voilà na amee 50 ans mais leer na ma ni sama jabar kat na nekk 50 ans déggoo ma de da ngay jël sa jëkkër bu def ko xarit boo amee xarit bu ma neexul nag yow man la nga ba ko. Alima voilà très bien Alima xaaral kii yegg Alima xaaral mu yeggale man maay wax de fi mu toll maay wax ok loolu ma xam nga fi mu toll maay wax Sophie dëgg la di Sophie man ak Alima ñooy sëy Alima benn xaritam bu góor boo xam ne ami d'enfance am la waaw ñu tourné man xaritu Alima boobu man jëkkëram dama koy déranger man jëkkëram non yow koy lay déranger voilà dama koy déranger léegi est-ce que damay bàyyi communication bu muy continuer di dem luy déranger lan nga tuddee déranger sama soxna waaw tey man maa ngi sëy ak sama soxna mais wóor na ma ni waa jële amul relation ak man sama soxna la amal relation simple ak man na nga def maa ngi fi ma continuer di bàyyi relation bu muy continuer dama koy dam mën na nekk kay dama koy dam mënul am xarit ba pare du la ko présenté du jeex loolu laa bëgg a wax. mënul ne Alima mënul am xarit du la ko présenté xam nga lu tax ca départ ba lay doon ca mbëggeel ba ca labat ba lay doon loolu bëgg a continuer sama soxna bëgg a ñu sëy ñun ñaar mu continuer di xaritoo ak waa jooju nga xam ne man ak waa ji séquñu wax man doo dugg sama kër waaw doo dugg sama kër di ko tax sama borom kër di la déranger waaw sama xarit nga sama borom kër du la déranger mais xaaral ma wax la rek ni mu amee jigéen ñi di am ay xarit yu góor yéen góor ñi ngeen am ay xarit yu jigéen damay naan kii sama jigéen la sa jigéen boobu yenn saa yi man mën na maa bañ a neex te doo ko bàyyi loo doo ko bàyyi bien attention les yonent bi noonu tusaawiruhunna dee leen diisoo ak seen soxna Alima man sama soxna bu nee ma diw neexuma ma def attention wallaahi man Mouhamed Mbaye te laa toog sama soxna bu nee ma oustaz Nabi teeyal ci diw parce que jigéen dafay xam moroomu jigéen wala kii de am na bëtu xooleewu la bëtu oustaz Mouhamed Mbaye sama soppe la mais mu ngi lay xoolee bëtu mbëggeel sama tànk dootul foncé parce que sama soxna la damay xaw a teggi xool moom li mu ma wax parce que mu lu may bañ yey ëllëg damay xaw a teggi xool mais dama lax ni la sama soxna du xaritoo ak góor laa la wax góor goo xam ne amuñu relation bu continuer di dem dama naan ko tëppit dag beneen bi topp pour ma daaneel Sophie mais si vous avez de bonnes relations da ngay bàyyi ñoom ñaar ñuy ànd xam nga ça dépend man bàyyi naa sama soxna mu def receveur ci gis-gis bàyyi naa sama soxna mu def voyage liggéey yi xam nga lu tax parce que génnuma communication génnuma compréhension sëy yi am yëpp ban moo ci gën a métti mooy tey ndaw si nga xam ne hôpital lay liggéeyee lu ci ëpp tey koo koy ëpp fitna parce que mën na dem ba